maa ngi leen di siyaar bu wér a wér a ni gis maa ngi lay siyaar choqué. dama am tuuti bulle. ak ci bay sekk dimbali ko ci bulle kon. Anta ba tey maa ngi bulle ba tey mi ngi bulle wala. ok mu ngi leen salaamaaleykum fii ci loo ne. waaw maa ngi kuul gars jàmm maa ngi sant bu baax mu ngi bàyyi. mi ngi bu baax alhamdulilah ko mu ngi koy yëg ci kaw. yaa ngi koy yëg ca kaw. ma ngay bàyyi. ak Anta yëpp ñu ngi koy yëg. ca kaw Baylaat Sarr. Baylaat Sarr mi ngi koy yëg ca kaw. Ablaye Anamu Ablaye ak Jo. ñoom ñëpp ñu ngi koy bàyyi. ani Ndaam. Ndaam a ngi koy bàyyi bu baax a baax. ma ngay kawe. ay ci salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum àdduna. seen émission ba ngeen di rêvé émission ba ngeen di xaar moom ngeen di taaxirlu bu ngeen nelawee moom ngeen di gént. waaye fu ngeen toog moom ngeen di waxtaane mooy émission yeru leen. émission ba lëmbe réew mi. lëmbe jamono ji annonceur yëpp bëgg cee jaar. sponsor yëpp bëgg cee ñëw. waaye ma nga noonu booy jaay bëgg mu jar. da nga koy wane fi muy jaree. waaw fii ci biir ku daagu ku lamb yaa daagu fañ nga nobeewul. waaw looy wane bëgg mu feeñ da nga koy wane fi am visibilité. nii fii la mooy kër gii la kër wallaay sama rakk ji wallaay koy wane bëgg mu feeñ rek ñëw leen. yaa ngi am jàmm maa ngi koy yegg mu ngi mel ni kuy gis te ak a mi yëpp ndax looy wane bëgg mu feeñee. ak ma ko mën a dindi. wallaay nii lay gën a gisee sax. mais te ancien boxeur. ah bon da nga neewi la nii. daa mel ni daa neewi. ana kii balade ay na balade allez balade mbalade aux Champs-Élysées mbalade allez balade mbay sekk mbalade ay ca mbay nañ song yëf yi. waaw ay ca bismillah nañ commencé ci Baara Moussa ndigal. Baara Moussa comme ni ko gars yëpp di waxee. kanja baa ngi nii gars yi def nañ ko en poudre léegi mu ngi nii sunguf kanja baa ngi nii. am na yeneen ak yeneen parce que bii nii boo ko gisee moom mooy kaani bi. kaani Baara Moussa mu ngi nii dina saf saf mu ngi nii kaani Baara Moussa bu jógee ci kaani gi nii que dañuy dem ba ci poudre d'oignon bi mu ngi nii Baara Moussa ba tey waaw mi ngi nii soble bu ñu def def en poudre mi ngi nii man nag benn bii laa ci gën a bëgg boo gisee moo tax chaque jour moom laay gàdd dama koy gànnaayoo su may dem moom laay yore et tout sumbala bi waaw nett sumbala baa ngi nii Baara Moussa ngi nii képp koo xam ne ak yeneen ak yeneen des na ay moutarde yeeg vinaigre yeeg ñoom seen ak yëpp lépp loo bëgg ci biir waañ rek boo demee Baara Moussa di nga ko fa fekk ma ngi ca biir waañ ba tegee yooyu ñi lim yëpp ma ngi ca biir waañoo tegee comme yaa ma nekk fi tey ma nekk fi dañoo jël seen yëf bëgg leen ko wan ndax Baara Moussa askan wi dañoo toog di ko xaar Baara Moussa réew mi yëpp dañuy toog di xaar parce que moom la ñuy toggee lu ñu togg moom lañ ciy def ndax Baara Moussa am cof ko Baara Moussa neex ci cin Baara Moussa yu wéttali jeeg ci biir waañam kenn du Baara Moussa ita koye maanaam yow mi nga xam ne yaay keneen ku dul Baara Moussa bu sonn bul tay man Baara Moussa maa la mën fopp ita koye ci sama làkk la ca bambara la man métis boobu maa ko wax man papa sara xule yaay pël ma dugg doon géwal kon xanaa maay métis ay te nan dem song suñu kuus boobu nga xam ni kuusi réew mi la Kalinex a ngi noonu waa doomi réew mi ko moom kuus bi tax na sama xarit yëpp bëgg nañoo am doom li ñu wax ci kuus bi confort gi ne ci kuus bi qualité gi ne ci kuus bi ak nooy gi ne ci kuus bi xale lu mu jooy lu xale naqari deret boo jëlee Kalinex daal ko koy tàppal defal ko kuusal ko ak na nga ko war a couché ak nam yombee couché Kalinex lépp dañ ko pare teppi la taf xale bi du booy du hérité du def dara et puis confort gi ne ci biir couche bi xale bi day joxe ay soxlaam day nay day nekk à l'aise di kaf di ree mën na yendoo ak couche bi vraiment Kalinex moo baax ci réew mi Kalinex a gën ci xale yi xam nga poowu xale mbay dafa sensible poowu xale li ko yàq dafa yomb mais Kalinex dañ koo saytuwaat ko ba mu baax ci xale yi saytu ko xam nga poowu tubaab ba gën a sensible alors que fa lañ ko essayé waat ko fa doog ko indi ci poowu nit ñu ñuul pour xale yi gën cee mën a sentir seen bopp man nag damay wax en connaissance de cause sama doom lu mu jooy lu mu yuuxu boo teppee beneen kuus ba mu kuusoo sànni ko jël kuusu Kalinex bi tegal ko mu tàmbalee ree naan ma papa ma ne ko mu naa ma no stress wallaay sama doom wax lii xam naa mënu leen koo gëm ndax yéen du seen doom sama doom la waaw bébé Mouhamed wax lii danaa papa ma ne ko loolu mu naa ma no stress wallaay ma ne ko ak Kalinex xale yëpp teel a wax te dañ ci yëg seen bopp bu baax a baax waaye nag loolu Kalinex ko def keneen ki nga xam ne ci lañ jëm nag moom ba tey suñuy partenaire lañ mooy Al Rehab mii wax naa leen Al Rehab mii dafa bëgg lëmbi réew mi te réew mi dafa am lu ñuy xaar ci Al Rehab nee nañ abaa bu mbay jaayee cuuraay mbaa mu jaay pompe chambre bi ba nga jug ba jaagar-jaagari ba war ñu parfum yi étape par étape réew mi dañoo bëgg suñuy yëf réew mi bëgg yëf yi yendu leen réew mi bëgg li nga xam ne mooy kër yaama gi liñ fiy nekk yëpp réew mi bëgg di ko xaar waaye maa ngi noonu cuuraay yooyu mooy uddi xam nga ni uddi def ci kër nu mu koy xam naa ni mu def ci kër day dundal kër da ciy bàyyi xet bu neex da ngay toll ci biti mu lay daal tey may dugg ci appartement bi ci tali bi laa pour man ci corniche bi lañ taal dina la gaañ di ma rey nga dina la gaañ xam nga mbay lan moo tax xam nga mbay lan moo tax ñu ne
xet gu neex day yokk fan boo nee nit ut bi day guddal sa fan waaw parfum yi nga xam ne moo am Al Rehab parfum yi nga xam ni moo am El Rehab parfum yooyu yi am El Rehab gars yi dañ naan leen yi nga xam ne moo am El Rehab day yokk fan ñu naan ay aba moo bëgg jaay de te mën a jaay da xale mu naan parfum de xet gu neex mooy yokk ay fan te parfum yi dafa neex cuuraay la boo xam ni da nga koy def sa ànd baa ngi noonu maa ngi la koy wan da nga koy branché da nga naan ko ci coppet lu ko ci pëy mu saxaar xeeñ lu neex kër gay ubbale fu nekk di xeeñ neex ay tey ngay wut excuse damaa amee sinusite sama bakken bi li génn ci xet gii saxaar soosu mënu laa déranger waaye ba tey booy wut excuse mën la koo jox pompe ba laa lay paas defal ci sa néeg ñoo bokk xet defal ci sa oto defal ci sa biir kër xet gi am fii moo am fii ud la mooy ubbi wërsëg ud la mooy yokk wér ud la mooy guddal fan ud la mooy def sa poos xaalis ud la mbay moo lay tax a xeeñ lu neex la ngay jox sa gel bi di ko fay mbaa nga ko koy neexale mbaa di ko jox bu bëgg la boo ko demee Al Rehab jënd ko ay parfum yu neex xeeñ neex la nga koy jox bu bëgg la dootoo ci def benn feneen loolu jël beneen exemple Al Rehab ñu wax loolu yëpp Al Rehab ko mën waaye ma jug ne tenkam daal leen woon li nga xam ni moo baax ci kër léegi moo baax ci kër waaye bëgg sa bopp ci jaamu yàlla la bopp bëgg sa bopp ci yëg sa bopp la waaye ci fonk nit ñi la bopp mu ngi nii Al Rehab gii ma leen wan mooy ban mooy li nga xam ne mooy parfum yi jëm ci yaram lii ana yaay yi yéen a ko moom ani soxna yi yéen a ko moom ana ña aji woon màkka yéen a ko moom ana jeeg jonga ma ji waay ñoo ko moom mu ngi nii ut baa ngi noonu famille ko moom jël leen ko boo ko laalee mbay laal nga cuuraay boo ko laalee yaa ngi ci gowe boo ko laalee mel nga ni kuñ doon nemmali ut baa ngi noonu mooy utu famille bu ma fa jógee damay jëm ci parfum yi nga xam ni mooy pour góor ñi nag parfum bii góor ñee ko moom 919 bi mooy bi gën a neex wallahi nombre ba laa la jox rek li ko manqué li nga tax mu manqué mi ndax daa bari kon kenn du moom mandat mooy parfum bi gën a neex boo ko laalee boo génne ci bedd mi koo romb dalay may gestu waaw sama kanam gi kenn du ko jël am na solo boo laalee mandat gi boo doxee koo romb dalay may gestu xet ga nga koy bàyyil la waaye boo laalee Taj moo leen mën du seen morom Taj gii day mel ni jamono ja nga xam ni moom la saasumaan jamono ja may saasu la xam nga saasumaan mooy lan yaa ma gën a xam saasumaan ay lan baal mu sedd saasumaan boo tollee sa digg doole mën ko yor ko te koy def ñëpp daw ju la wut si ngay faj ay soxla boo xeeñul Taj munoo loolu ay ci ma yeggali mbay trembé ngi nii boo ko laalee ko romb mu tremblé tremblé lox may wax ak yow de sparki gaareel sa parking ba xam beneen oto dina dem sa wet yaaree ñëpp sparki déggoo parki ngi noonu toog waaye Pacha kenn du moom fa laay daanelee Pacha ngi nii xeetu parfum yu neex yaa ngi nii ay parfum haut de gamme la parfum de classe la ki nga xam ne mooy El Rehab di fàllu fàll te marché ci leen moo ñu ko indil yow mi nga xam da ngaa bëgg lu baax bëgg lu neex bëgg foo romb ñu naw la foo toog ñu lay waxtaanee demal Al Rehab seeti fàllu fàll sama waa ji kenn du moom moo mën ñëpp ba tey numéro dinaa leen ko jox léegi ci kanam xanaa ñu xuus rek daal di romb yii ñoo lim yëpp nag day jaay boo ko bëggee jënd faaw nga am loo yor dañuy dem rek ci The King le roi de sa génération la roi wala waaw ayca léegi mi ngi noonu joni kenn du moom mook application vite fait rakam ja def ci réew mi xeetu teranga gu ne aji màkka ñoo ci mën màggal Tuuba kenn du ñoom gàmmu Tiwaawan aji boo daayira laay yaa maalikal si wal jinni inni rasulullahi aleykum ba ci Popenguine moo wéroo moo yow yeggalil la kooku mooy application vite fait ak joni ànd ak rakam ja application vite fait ni nga koy installé yomb na da ngay dem Play Store nga def vite fait nga téléchargé ko sa téléphone nga dem si joni bi la gën a jege boo demee ñu installé la ko carte joni bi tamit mën ngeen di ko recharger à chaque instant joni day xëy woo la fajar teel boo fekkee da ngaa tëdd amoo dépense mën na laa yee 6 heures du matin nga wuy mu jox la 100 ba 200 jàpp 300 400 dem ak yow ba 500 ñu déeta waaye mu jël sa carte joni rechargé la ci ay 250 dem ak yow ba 500 bàyyi la ko ñu ni déeta waaye nga toog mën nañ laa woo saa su ne ni la kaay jël 4x4 Fiat bi nga ñëw toog ci kaw tiim say noonu ni gis wallaay kenn du 4x4 joni dafa delloo la woon fa woon carte de pizza yi ñu doon xaar de yegg si na toogal sa kër nga yónnee léegi keneen toogaat këram kon li mu jot faj soxla léegi application vite fait bi dama neex ci sa téléphone
waaw kay Joni ngi noonu ni nga waxal ko mu ngi bu baax noonu mu ngi noonu yow mi nga xam ne yaa nekk Europe tudd na fi baa nga sant Diallo nee nga boo doon jaay fii nga bëgg ñu teg la fii yenu leen jaay la ndax fii luñ fi jaay mu jar ay ci bu la neexee mën ngaa ñëw waaye ba foofu nga nekk tamit mën nga am sa carte visa ba nga xam ni mooy sa carte Joni foofu nga nekk ci biir Paris carte visa bi bu amee ku la nekkal fii ci point Joni bi bu fa dugalee xaalis mën nga koo jot ci ay euro di ci faj say soxla ak di ci def say achat kenn Angleterre Amérique Espagne Italie foo mën a nekk maa ngi lay nuyu waaye maa ngi lay conseillé nga dem wuti carte boobu nga xam ni mooy sa carte visa Joni moom mi nga xam ne mooy tàqale ak ay coono waaye mbay application bi bi mooy li ma la ci wax day dàq sip dàq na excuse dàq na ay lay ay maa ngi stade mënu ma laa envoyé ay sa moto dafa paan mënu ma laa envoyé ay aw ma passe taxi mënu ma laa envoyé aw ma ku ma yónni mënu ma laa envoyé application bi bi tàqal na ko ak ñun foo ne ci àdduna jëlal sa téléphone composé ka ngay composé def turam def santam def numéro def somme ba nga koy envoyé jox ko vite fait mu jot ko te li ngay wax ne amul excuse noonu non dama koy firndeel parce que bu fekkee da ngaa jël liyee leen ñoom ñaar bu nekkee sa kaw lal nga nekk mën nga koo récupérer dugg ci Joni bi jël bu la fekkee nga génn nga yóbbu ko ci carte bi dugg ak moom ci carte ga bi tàpp mu ñu ne suñu kër day def lu ñu neex ñu ne suñu kër di wax lu ñu neex waaye ñu ne suñu kër tamit lu métti di ñu fi dal annoncement ba wàññeeku na ok loolu ba tey baax na léegi nag yéen ñi nga xam ne ay annonceur ngeen moo xam yaa am gaz moo xam da nga am ceeb moo xam da ngaa ne ci warga moo xam da ngaa ne ci meew mbaa Nescafé mbaa café mbaa loolu mën nga maa may clip Yeah, man. Come on, y'all. Rock it on. Yes, I. gars yi kaay leen ñun ñu dëkk Ouest Foire Nord Foire Mbaa Yoff dañuy yéeg nag pont bi daal di wàcc yow mi nga xam ni feneen foo mënti dëkk Foire c'est accessible ñëpp xam nañ Foire Lat Dior a ngi nii toog Malaw a ngi nii Lat Dior moo ne woon Malaw du gis raay bi te boobu ba tey Malaw gisul raay bi waaye maa leen waxoon ni le 15 octobre seen premier anniversaire u seen comedy show fii lay xewee ci CICES salle bii mooy salle ba nga xam ne moo war a accueillir premier anniversaire u seen comedy show ñu feebar fii lañu war a ñëw ñu faj leen ñu bëgg reetaan fii lañu war a ñëw reetaan ba daanu ñi am leen naqari ak loo xam ne neexu leen seen biir xol fii lañu war a ñëw ñu defal leen bànneex le 15 octobre premier anniversaire u seen comedy show ci ngeen di déggaatee Malaw mu ngexal waa Malaw kañ ngay ngexalaat waa ba le 15 ngeen ni lan bande annonce bi ni ñu ko defaree moo baaxul ngeen ay mu ngi noonu gis nga waxkat dina wax ba lambu noppam ne lii sama oreille la du samay nopp waaye nag ngeen jéggal ma rek xam ni nitee juum maa juum noonu woo leen bëgg naa ñu ñëw nag bu ñu mënee ñëw nañu ñëw woo naa ñëpp nag ku lim juum kuy annonceur mbaa ngay sponsor mën ngaa ñëw ci yenn leen bi xam ni visibilité fii la wàññeekoo événement mbaa ngay association mbaa ngay mouvement moo xam na ngay réagir wala ngay agir mbaa loo ci mënti def rek bëgg ngaa jaar yenn leen ndax kër gii mooy kër gu waxtaanukaay gi fii mooy kër yaama fii la ñu màccante ay di tax ay neew ay màdd ay lu ne ba ci mouvement boobu nga xam ne ñooy mouvement réaction mais ñoom est-ce que ñoom du ñu yéex ndax bu ñu agiré nga xaar ba kii soog a réagir est-ce que du yéex waa mouvement réaction tey ñoom lañu dalal fii gone ak banlieue yi gone yi nga xam ne ñoo ne ca parcelle di fa def liggéey bu am solo waaye tey ñu leeral ñu mouvement bi kañ la judd ni mu juddoo ak li waral mouvement bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant bu baax. ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi dellu ziar di leen jaajëfal ci invitation bi. di leen ñaanal jàmm aussi. ak xewal. ayca sama waa ji noo def. waaw sant nañu bu baax. yaa ngi am jàmm. waaw sant bu baax a baax. lépp jàmm mbaa. sant nañu bu baax. ngeen ñëw tey ci yendu leen bi. parce que xalaatoon ngeen ni di ngeen fi añ wala dara yaa ma ñëwul ma ñëwul échec laa lay wax de. waaw tey échec ngeen. xam naa ne mi ngi ci waañ bi tardé wul. ayca ñu ngi xaar añ bi daal. ayca ndaw la sant nag. ayca kon loolu baax na ayca ñu ngi leen ziar bu baax a baax a baax ginnaaw bu ñu nuyoo ba noppi dañuy dugg ci waxtaan bi tey lu waral seen teew gi ngeen fi teew tey. waaw li waral sunu teewaay moom lu ñor waa Parcelles Assainies la. donc dafa am ci lu ñu jëm benn événement bi ñu ko laalagum. waaw mouvement bi laa bëgg ngeen wax ma. nu mu juddoo kañ la juddu ak pour lan la. mouvement bi mu ngi juddu le 13 janvier 2013. donc li tax mouvement bi juddu sunu leader di coordonnateur mouvement bi Go Faye donc dafa toog bés mu ne muy posé wu question comme ni ko kii doon waxee mu ne moom lan la defal goxam bi nga xamante ni fii la juddoo yar màggee fi gox bi nga xamante ni su feebaree fii lañ koy fajee fii la jàngee école ba am tey ay lijaasam
donc malheureusement réponse bi neexul parce que dara amul dara lu mu defal goxam lu dul di consommer rek léegi nag mu bëgg loolu dëñ mu jóg mu ne nag mu waxtaante ak ay xaritam ñu ne léegi pour loolu dëñ il faut que ñu jéem a xool lu ñuy defal suñu gox parce que tey yàlla dénk nañu ay compétences yu nga xamante ni buñ ko jëmalee ci suñu gox rek dinañ am dara. loolu moo tax mouvement bi judd. donc ñu jéem a xool yan action la ñuy def pour jëmale gox bi kanam. am nga ñaata at fi mu toll nii. fi mu toll nii 2013 ak léegi nous avons 3 ans. ay ci lan ngeen defagum pour fi mu toll nii. ah li ñu defagum nag xaw na bëri. liñ ci mën a lim rek. liñ ci mën a lim waaw. ci njëlbeen parce que ni nga nekkee ni toog ah. yéen leen la àdduna yëpp di xool. am na ay 1000 jeunes. wala dara ñoo xam ne ñu ngi seen koñ toog man damay bëgg ñu joxe exemple boo xam ne ñoom dinañ ci mën a topp pour seen waa koñ moo bëggoon rek nga lim ñaar wala ñett ba ñeent wala juróom yoo xam ni yéen da ngeen ko def seen biir koñ waaw li ñu def ci sunu biir koñ ci laay commencé ndax dafa am loo xamante ni tey boo nekkee mouvement bëgg a œuvrer li ngay œuvrer bu fekkee ni ci mouvement bi rek la yem day néew te ñun yéene bi ñu am pour Parcelles ëpp na loolu noonu léegi nag bi loolu amee ñu commencé di def ba benn instant ñu gis ni que blocage am na pour nga liggéey foog nga bokk ci instance de décision yi maanaam ci gouvernement bi poste de responsabilité daal léegi nag ñu ne nañu jël suñuy responsabilité gaa politique am na way boo xamante ni neexul mais il faut que ñu def politique pour mun a defar suñu gox bu jaree ñu ne ni politicien ngeen il faut que ñu def politique ok yéen da ngeen ñëw ci yéen dem def ci campagne kon déedéet campagne si dama lay expliquer li nga xamante ni loolu la ñu jot a def mais il faut que mu commencer par loolu ndax premier acte bi ñu posé mooy jël suñuy responsabilité loolu bu mu la jaaxal yaa ngi yendu leen moom la àdduna yëpp seetaan téléphone baa ngi raaj rek noonu la yaa ngi yendu leen àdduna yëpp moom la ñu seetaan ayca donc voilà loolu laa doon wax donc action bi ñu njëkk a posé mooy participer ci élection municipale yi pour nekk fa maire mais ñëpp xam nañ ni que comme ñu dañoo commencé 2013 un an après élection yi am ñu participer on a eu près de 1000 voix am benn conseil loolu noonu doon première action bu ñu posé vis-à-vis des Parcelles Assainies maire bi monsieur le maire nekk mooy fi mairie Parcelles Assainies ñu wax ko mooy foofu Moussa Sy toog mooy foofu noonu waaw te mu def lu ne ci parcelle liggéey lu ne ci parcelle def na lu ne ci parcelle macha allah tarkalla loolu moom dañ ko koy reconnaître waaye dañ ko bëgg a yenni rek jël ñun relais yenn wi da ngeen xalaat daa diis ci moom yenn bi jamono ji diis na ci moom soxla ngeen siis bu tàng ne soxla ngeen amul solo pare nañu mën ngeen ko gérer pare nañu Parcelles Assainies tey ji jox nañu jumtukaay préparé nañu pour ñu mën a gérer ok yéen yow moom xam naa dinaa la may nga pause tuuti daa mel ni ñoom communication bi yëpp lañu jël teg sa loxo kon piège la ci kii laa jëm léegi yéen comme yéen vous êtes des jeunes ci parcelle ngeen bokk parcelle rek leen ñor bugg leen pouvoir bugg leen dara parcelle ngeen bëgg dimbali pour lan ñëw leen ànd ak monsieur le maire topp ci ginnaawam ànd ak góo ngeen liggéey ak moom bu dee parcelle rek leen ñor waaw xam nga comme ni nga ko waxee di la jaajëfal encore ci dalal bi ñu dalal maanaam li waral loolu mooy monsieur le maire bu fekkee ne am na tamit parce que parcelle yaatu na mais du lépp la mën def tey même bu fekkoon ni tamit dafay liggéey tamit foog mu soxla ay partenaire te yaakaar naa ni ñun nekk ci ginnaaw waaw mais ci kaw loolu ñun ci la ñuy defee partenariat boo xam ne tey dinañ ci mën liggéey ci fànn moom yi nga xam ne moom loxoom joteewu fa wala mënewu fa ñun nga xam ne ñun dinañ fi indi suñu apport par rapport ak liggéey boobu noonu ok bu ñu nekkee ci monsieur le maire sax di fa yàgg day dem ba affaire yi ay affaire politique leen dural ak yooyu léegi yéen jeunes yi nekk Parcelles yi Yëmbal Pikine ak yooyu bu ngeen doon sensibiliser wala ngeen am appel bu ngeen def ci yooyu jeunes lan ngeen di wax pour nañ ko def seen koñ wala yan royukaay la ñuy roy pour yéen parce que bu ma leen laajee lu leen def seen koñ ba tey wax gu leen ma leen lu leer ayca donc li ma doon wax mooy première action bi nga xamante ni moom lañ def jural ñu un conseiller municipal tey jii boo amee conseiller municipal da lay permettre tey lépp luy xew ci mairie bi nga di ko xam ngay mën tey à travers dimanche citoyen dinaa si ñëw ngay wax ak askan bi di leen expliquer aujourd'hui quelles sont les décisions qui ont été prises au niveau de la mairie naka ak nan la ñuy utiliser xaalis bi nga xamante ni mu ngi dugg ci mairie bi donc loolu benn première action la bu nga xam ne daf ñuy permettre tey waa Parcelles Assainies yëpp xam li xew ci seen mairie donc loolu mooy première action bi deuxième action bi mu ngi nekk ne ñu ngi organiser wu tey mouvement bi dafa am ñu nga xamante ni ay intellectuels lañ ñu am ay compétences lañ jàng nañ ba am ay lijaasa donc am na ay ingénieurs am na ay enseignants am na ay experts en finance donc ñu organiser wu en cabinet de consultance gratuite pour les Parcellois tey jii ñu ngi accompagner plus de 5 groupements de femmes
accompagner nañ leen vers la formalité. Je veux dire toppatool nañ leen ay kayit ba ñu am récépissé nekk groupement bu légitime ñu accompagner. loolu tey mën ngeen dem Parcelles Assainies ngeen vérifier ko plus de 5 associations defal nañ leen ko loolu. loolu di beneen action. beneen troisième action bi ñu ngi accompagner aujourd'hui les mouvements de jeunes nawetaan yi à travers ay dons d'équipement ak des jeux de maillot. gis nañ ko bu yàggul dara ñu ngi koy wax ci dëkk bi yëpp. comme yendu leen moom mooy lëmbe réew mi yaakaar naa ni tamit ñun ñu ngi lëmbe Parcelles Assainies jamono ji donc loolu aussi beneen la. ma ñëwaat ci beneen tey jii y a ce qu'on appelle bu ñu jógee ci loolu. journée de consultation bi xam naa dinañ ci ñëw après loolu beneen fànn la muy fànnu santé ci côté éducation bu yàggul dara macha allah tarkalla ak partenaires yi nga xamante ni ñun ñu ngi jóg di ko dem di lijjanti on a eu des bourses d'études yu nga xamante ni c'est pour les jeunes des Parcelles Assainies et de la banlieue plus de 500 bourses tey jii li ñuy wax am nañ possibilité firnde ko su ngeen bëggee nag mën nañ dem ci loolu mais plus de 500 bourses des bourses entières ak bourse ak demi-bourse pour des gens yu nga xam ne dañu nécessité def nañ bac amuñu bac wala ñu nga xamante ni def nañ bac mënuñu continuer seen i études. am na solo donc loolu aussi def nañ ko. loolu am na solo léegi nag kaa leen ñu dem ci li nga xam ni mooy événement bi moo tax ñu invité leen fii. xam nga man maa sob rek. di dugg ci loo xam ni peut-être sama yoon nekku ci waaye fii toll nii sama place nga ma teg. leeral nga ma li nga xam ni leeru ma woon. man damaa dañ kumpa rek te sob mais nañ dem ci événement bi nga xam ni. moom ngeen ni waajal. ñu ñëw ci après ñu yeewi leen ba leen ngeen dem comme que yéen fi ñu toll nii yéen a ngi ca mouvement ma yéen a ngi réagir fi ñu toll nii ñu ba leen ace bàyyi waxu réagir bi maa ngi la ko doon expliquer sànq dañuy réagir par rapport ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci pouvoir bi di def mais dañuy agir sans attendre qui que ce soit ndax boo gisee li ñuy def nii nga xam ne ñu ngi agir te xaaruñ ci ma sàmba xaaruñ ci ma dem donc léegi dañuy wax tamit lan moo indi journée bi ñuy wax mooy journée de consultation gratuite et de dépistage bi nga xam ne ñu ngi koy organiser le 1er octobre dañu toog ci sunuy jàngat ñu dugg ci parcelle gis ni que sur 100% des malades yi nga xamante ne am nañ biir Parcelles Assainies 70% d'entre eux dañ leen di transférer SAMU municipal bu Grand Yoff. Pourquoi tey jii vu tey parcelle ni mu toll ci population waroon nañu am benn hôpital bu nga xamante ni waroon na mën a jël en charge loolu yëpp diggante parcelle boobu ak SAMU municipal bu Grand Yoff lu ne xaj na ci. donc loolu tax ñu ne donc domaine santé comme que metti na jafe na ñun nañ ci def li ñu mën. ñu jóg wuti beaucoup de partenaires pour mun a organiser journée boobu li journée bi tënk nag xam naa damay bàyyi Ali sama turandoo mu wax ci ndax moom moo ma ko gën a maîtriser. ay ca gaaw ñu tënk ko rek. comme ni ñu ko waxee rek maanaam deuxième édition la. boo xam ne journée de consultation gratuite et de dépistage waaw Ali au carré bu la neexee. sama frère la sama grand la. maanaam deuxième édition boo xam ne maanaam depuis daaw lañ defoon. ba ren moom mooy deuxième édition bi. ça fait 6 mois ni ñu nekk di ci liggéey. pour wax ni maanaam comme ni ñu ko waxee xaaru du kenn lañ tàllal loxo pour mën a liggéey ci kaw parcelle parce que am nañu tey xam-xam bi bu ko màcc boo xam ne tey ay cotisation la ñuy def ak partenaires yi ñuy xam yoo xam ne tey mën nañu jàppale ci journée bi pour loolu foofu ci kaw mu leer parce que tey ñu ci bëri ñi nga naan ne dafa am ñu nekk suñu ginnaaw amul kenn koo xam ne tey nekk suñu ginnaaw pour léegi parce que tey bu fekkee ne tey ay jeunes lañu bëgg defar parcelle ba tey ñi yaakaar ñu gëm ñu ñuy voit tey yaakaar ñu gëm ñu pour ñu joxal parcelle kon yaakaar naa ne du leneen la ñuy mën a doxee ci léegi journée bi nag li ko waral mooy dinañ ci ñëw ci wàllu planification familiale cancer du sein cancer du col de l'utérus hypertension diabète cardiologie dentiste maanaam képp ku ñëw incha allah samedi bi le 1er octobre. danañ da ngeen wax ci benn yoon ay doom te doo waaw ay doom maanaam bu ñëwee tamit incha allah bëgg nañu may nit ñi garab nga xam ne boo ñëwee. da ngay faju si waaw doo doon saa xam nga wàllu santé. lu tax banque de sang yi dafa manqué. ay waaw am na solo mais dama ci bëggoon ñëw indi ci benn leeral rek. xam nga maanaam tey ñun ñu liggéeyee dañuy def enquête sur le terrain ba pare. lépp lu ñuy def rek dañ koy def enquête def projet ba pare soog koy dox. mooy ne wàllu santé daf ci am loo xam ne maanaam waa centre de transfusion sanguine ñoom seen journée mënoo ko booleeg yeneen journée yi. moo tax ñoom voilà ñoom dañu xaw a fiir daal. dafa am journée spéciale boo xam ne peut-être mën nga def randonnée def. don de sang mais mënoo ko boole ak yeneen spécialité yi ak yeneen kii looloo waral mais ñu ngi koy waajal incha allah parce que
ñu ngi ci projet boobu tam di ci liggéey pour xam maanaam taux bi nga xam ne tey moom la parcelle lan la def ci côté don de sang lan la. incha allah ñu ngi ci incha allah. waaw léegi kay fi toll nii xanaa man ma sant leen rek. waaw di la gërëm yow tamit. di leen wax ni yàlla na yàlla def lépp mu sotti. amiin waaye nag Coumba Gawlo du bokk seen association bi. seen mouvement bi Coumba Gawlo du ci bokk. lu tax femme objet de moom dafa mel ni moom ngeen def femme yi kenn réagir ñoom ñëpp ñu toog na ñëpp tekk. lu waxuñu femme yi xanaa dañ leen may benn kàddu. mën naa la wax lu tax li nga jàpp loolu yow rek yaa ko jàpp lii du femme objet de femme bu ñu yëkkati la ndax wax neexul. donc dañ leen oyofalal mbir yi. dañ leen a oyofalal mbir yi gis nga yow mii. dañ leen ko oyofalal. ne leen toog leen rek ngeen ma ci yow ba mu jekk ngeen toog. am na ñoo xam ne dañoo naqaree invité ndax question boo laaj denc nañ tontu ba daaw jërë ngeen jëf sant nañ leen gërëm leen baax a baax waaye bu leen fàtte ni ngeen toogee nii di waxtaan ak ñun waa Thiès ñu ngi leen xool ñu ngi leen bàyyi xel ñu ngi leen seetaan Thiès fa lañ jëm le 29 le 30 ak le 1er des médias dans ma ville biir Thiès entamé nañ bande annonce bi ñu xool ko ma yeewi samay gan maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax des médias dans ma ville après Guédiawaye, Parcelles, Pikine à Dakar, Saint-Louis, direction Sen TV nag fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ay waay Samba gaañi Thiès affaire yi jeex na ñun nag nee na le 29 ñoom la ñuy ñëw mais ñun xam nga kañ la ñuy ñëw le 27 toog xaar leen accueillir leen man Dame Sène maa ngi ci biir may woowu nag bépp doomu Thiès pour ñu génn sargal leen teeru leen delloo leen njukkal ndax li ñuy def dafa rëy kon nag ñun bu ñu kenn gore ku ñu lebal kenn ñu fay lu guddi affaire bi nag leen rek la mooy bu ñu taalee lampe nañ taal ay projecteur bu ñu taalee ay projecteur ñu taal lu gën a leer kon nag bu ñu mooy waa Sen TV dara ñëw leen ak moom gaa yi ne ko ca du ko jaas gàtt ko ca du ko jaas yegg sil baraaye kenn du ko jàgg ma waxoon naa du ma dóor di des médias dans ma ville, un événement majeur, un groupe de presse leader au cœur des populations. Après Guédiawaye, Parcelles, Pikine à Dakar, Saint-Louis, direction Sen TV nag fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ay waay Samba gaañi Thiès affaire yi jeex na ñun nag nee na le 29 ñoom la ñuy ñëw mais ñun xam nga kañ la ñuy ñëw le 27 toog xaar leen accueillir leen man Dame Sène maa ngi ci biir may woowu nag bépp doomu Thiès pour ñu génn sargal leen teeru leen delloo leen njukkal ndax li ñuy def dafa rëy kon nag ñun bu ñu kenn gore ku ñu lebal kenn ñu fay lu guddi affaire bi nag leen rek la mooy bu ñu taalee lampe nañ taal ay projecteur bu ñu taalee ay projecteur ñu taal lu gën a leer kon nag bu ñu mooy waa Sen TV dara ñëw leen ak moom gaa yi ne ko ca du ko jaas gàtt ko ca du ko jaas yegg sil baraaye kenn du ko jàgg ma waxoon naa du ma dóor di des médias dans ma ville, un événement majeur, un groupe de presse leader au cœur des populations. ay ca mu ngi noonu waa Thiès gépp nañ toog ñu xaar ñu xam ne ñu ngi seen kaw léegi rek 29 ak 30 ak le 1er des médias dans votre ville yéen waa Thiès waaj leen seen bopp bu baax a baax waaye kii toog tey duñ ko présenté kii toog àdduna xam nañ ko xanaa dañ koo gëj a gis Billy Diaye Joe bu ngeen bëggee mën naa wax ban way la fi wayoon moo fi way jaraaf joxoñ leen gaañaange léegi nag xaw ma moom dafa dem fekk ji waa jaraaf xaw ma jaraaf la léegi bi ñu bàyyi la nga nuyoo dem xooli information yi te ñëwaat daal dugg suñu waxtaan waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum adduna à travers Sen TV Billy Diaye Joe mooy ñëw di indil yu bees tàq quoi. ayte mu indi single bu bees indi clip bu bees indi ay yëf yu bees di wàcc événement bu bees loolu yëpp ci deuxième partie yéen leen ngeen am ci leen leer nañ dem xooli information yi te ñëwaat waaye Anta bul fàtte benn yoon ni El Rahab bul fàtte benn yoon ne Baara Moussou bul fàtte benn yoon ni Joni ak couche boobu nga xam ni mooy couche Kalinex bi xale yi bëgg moo ñuy gunge ci yendu leen première partie baa ngi noonu xaaj ci deuxième partie bi lañ jëm à tout à l'heure ay ci Anta
première partie ba xaaj ñooñu information yi jeex noonu ay te ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm waa ëxlu information yëpp nag waaye di gërëmaat di santaat suñu ay partenaires ah Baramoussou suñu ay partenaires ñoom Kalinex suñu ay partenaires El Rahab waaye suñu ay partenaires Joni Joni ak rakam ja application vite fait Mbay ban événement mooy war a am le 1er octobre ca Paris Doc Ousmane ba mooy titi bi waaw mu ci ànd ak Salam Diallo mu ci ànd ak rakam yi noonu ay Mam Góor Sa Thiès Siteu wallaay noonu mooy waa Paris yëpp a ngi koy waaj waa Paris yëpp a ngi koy waaj Sulaale boys la dingaari wallaay loolay am na ca Doc Ousmane ca salle bu mag boobu ñoom Maam Cheikh ñoo ko tëgg nag ñu ngi nuyu waa Paris gépp di leen wax nag ñu xaar des médias dina fa ñëw waaye waa Sen TV gépp dinañ fa ñëw bu ñu paree foofu mbay le 15 octobre événement bi ni gis comedy show mooy xaxataay ba naaw comme maalaw ni nga ko waxee ku bëgg a gis xaxataay kiiwu maalaw encore ñeexalu maalaw parce que man xaxataay laa koy tuddee parce que ñeexal googu mooy sama xaxataay laa ko aal loolu ko yëngal waaw te ñeexal googu ko tarre lu ne man la bëgg a gaañ duma ko nangu ndax le 15 ñëwagul doo ma rey ay ci bu ñu rombee foofu mbay dañuy waxtaan nag ci li nga xam ni moo fi indi ki nga xam ne mooy Billy Diaye Dio mbay Billy Diaye Dio xam naa bi muy rab boobu yaa ngi nekk xale ñoom nag rab bi mu mettee dañoo daw dem Billy Diaye Dio ay bir jaxu ay ñoom ñëpp rab bi mu mettee wala boog moom bu ñëwee mu leeralal ñu ndax mooy foo yeen jaraaf rëy ngand biir jaraaf léegi nag yooyu yëpp am ayca Billy ñu bàyyi la comme nuyoo woon nga nañu dem ci li nga xam ni mooy le sujet ayca Billy ñu ngi lay sant ginnaaw bi nga ñëw fii toog teew Billy foo tolloon foo nekkoon ak fi ñu toll nii looy waaj looy indi parce que askan wi namoon nañ la am na ñu bari ñoo xam ne xale yi nga xam ne moom booy ñoo bokk ci génération xamuñu Billy donc faa nga wax xam ne Billy Diaye Dio wax ñu foo nekkoon ak ci loo nekkoon waaw Billy Diaye Dio comme ni nga ko wax mooy ki fi defoon jaraaf ak Daddy Bibson ay temps bon après nag mu voyagé dem Tugal Italie plus précisément yàgg fa nag une place pratiquement 7 ans def naa ko fa donc mais daw nañu mais suñu album fa lañ ko génnee malgré tout waaw bàyyiwuñu rab bi moom xam nga gannaaw ni ci lañ jaaroon ba dem mënuñu ko woon abandonné du jour au lendemain comme justement looloo taxal ñu def jàmbaar dawul dafa wuti doole jàmbaar dawul pour préciser loolu waaw ñu yàlla xam ni ba lay jàmbaar dawul dafa daani doole toogaay amul xam nga wërsëg yamul ok bu ngi ñëwaat loolu après ngi ñëwaat bi yoon donc après ci biir album boobu 2007 par la suite ñu génne benn compilation boo xam ne Italie la génnaat toujours tout récemment 2016 Sapori dal Vecchio donc ñun ñoo ci doon le seul groupe africain bu ci bokk quoi donc là nag damay préparer sama album bu bees 2017 parce que toog naa 10 ans génnewuma album premier album bi mi ngi génn en 2007 10 ans parce que Sénégal pour man gars yi dañuy saaxee œuvre musicale quoi parce que chaque année nga génne album wala chaque 6 mois loolu mënul nekk quoi parce que bu ñuy wax musique les géants de la musique ay groupe yu mel ne ay Pink Floyd ay Dire Straits xam nga genre yooyu ay The Police ñooñu ay 10 ans lañu daan génne album te bu ñu doon génne album événement lay doon quoi mais léegi da ngay gis Sénégal album day génn du sax nekk événement du grave quoi waaw day génn dafa banal quoi les gars yi phénomène single yi moo yàq affaire yi quoi donc moo tax ñu ne mixtape bi waaw mixtape bi loolu baaxul ci musique quoi parce que affaire de taf lay doon job donc yow ñun bu dee ñu ngi lay dégg bu dee ñun comprendre fi nga waxee da nga ñëwaat pour tegaat musique bi ci yoon parce que comme yow mag ñi fi nekkoon di musique nga bokk gis nga musique bi jéggi na yoon booy yi fi ñu toll nii mais def 2 ans booy yi ñoom ñoo xew bu baax a baax léegi yow fi ñu toll nii da nga ñëwaat pour tegaat musique bi ci yoon wala da nga ñëwaat pour indiwaat beneen touche wala non mais ñun ak booy mënuñoo ñàkk a bañ a ànd donc xam nga old school moo tax ñu naan new school donc old school new school foog ñu ànd pour voilà li philosophie doon wax rien ne se perd rien ne se transforme rien ne se crée tout se transforme donc affaire bi évolution la quoi y a une nouvelle manière de rapper et tout mais teewul les gens classiques ñi nga xam ne ñoom authenticité bi la ñuy prôné ñoom ñi ngi fi ba léegi ñun on préfère être des conscious maanaam li ñuy wax surtout quoi avant tout pas côté ego trip wala flow bu neex wala clip yu bling non ñun conscious quoi rab buy jariñ waaw man dama koy laaj ci 10 ans yooyu noonu mu toog sans mu génne kii est-ce que yaa ngi doon def ay concert wala yow da nga tegoon rab bi noonu lem ko nekk ci yeneen bagage loola non maa ngi au niveau de l'Italie bi ma nekkoon maa ngi doon yëngu maa ngi doon def ay concert ci la
à l'époque je peux dire que bokk naa ci rappeurs yi njëkk a joué ak orchestre ndaxte foofu looloo fa am. waaw joué ak orchestre xam nga. DJ yaa ngi foofu doon naa collaborer ak benn DJ italien bu ñuy wax Antonio Staropoli donc mais moom il est beaucoup plus reggae amoon na beneen DJ aussi bu ñuy wax Max Massaï donc ñooñu ñëpp bu ñu doon ils veulent venir au Sénégal te justement maa ngi pare benn événement j'espère que dina am possibilité ñu ñëw fii même si que ñoom seen déplacement yombul parce que comme Max Massaï kooku niveau David Guetta la la toll kooku ay concert am ay 30 000 euros la donc xanaa buy ñëw Sénégal c'est juste que vacances lay doon et puis voilà ay ci léegi nañ dem ci single bi pourquoi jugee fële rap bi ci clash jaraaf xam nga jugee fële wax bi nga demee ñëwaat jàmbaar dawul ñëw ci indil ñu Serigne Touba loolu waaw surtout xam nga àdduna nit ki foog muy évoluer quoi xam nga jamonoy clash yi ngay wax loolu fougue la woon fougue de la jeunesse boobu gën nañu féete xale donc c'était très normal ñu am benn fougue quoi ci côté port vestimentaire bi côté ni ñuy waxee ni ñuy gérer musique bi mais au fil du temps nga voyager tukki am loo jot a dund tuuti spiritualité parce que comme ni ko mbokk taalibe yi di waxee murid bi wala Serigne Touba balaa nga koo xam dëgg nga génn Sénégal quoi parce que di nga toll ay situation yoo xam ni xam nga nday bàyyi dinañ la sori bëgg la dimbali mu mooy metti mais Serigne Touba ngay woo mu ñëw léegi joni xam nga tu vois donc par rapport ak loolu yëpp moo tax ñu ne il faut ñu sant ko. am na solo ay ci clip baa ngi noonu son baa ngi noonu mooy single bi nga xam ni moom la Billy G.I. Joe indi daal koy teg nag ayca mu ngi noonu clip baa ngi noonu mais ñu dégg la ngay waaj benn programme boo xam ni ci fii ak ñaari weer wala ñetti weer lay am nga bëgg a dajale old school yi ak new school yi xam nga booy leen ak public bi rab bu njëkk baak rab bi fi ñu toll nii loolu yaa ngi ci liggéey bu baax a baax si maa ngi ci liggéey loolu moom beneen invitation la loolu moom da ngay ñëwaat toog ci plateau bi waaw inchallah et puis bëgg naa yéen jàpp ci au niveau des médias xam nga parce que comme sama DJ yooyu pour déplacement bi xam nga avion yeeg hôtel il faut ngeen jàpp ci donc inchallah daal date du 3 décembre lañ jàppagum pour loolu donc voilà liñ ci war a dox yëpp li ñu war a bind administrativement dinañ ci dox bu ko defee ñu jëm et justement waaw jeex na bi tey dañuy mooy lépp kër jeex na kon mat na donc justement jaraaf boobu comme à l'unanimité gars yi dañ ñu ko laaj ba ñu sonn suñu profil SoundCloud les gens l'ont plébiscité ay plus de 3000 écoutes donc moo tax dañ leen di may clip bi le 8 lañ koy enregistré inchallah ci benn place hôtel Gaïndé excusez pour la publicité ci waxal hôtel Gaïndé lay doon Yaraax le 8 après midi bi donc ku bëgg a participer rek xam nga amul problème ku ba ñëwee rek y a pas de souci quoi ayca moo ngi noonu ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax tey nag dañoo bëri ci kër gi ay ndaanaan yoo xam ne ay old school lañ parce que ndaanaanu rappeur lañu woon ñii dañoo def transhumance bàyyi rap bi dem ca mbalax ma ñii ñu ngi rap ba tey mais ba tey ci kanam rek loolu yëpp dina leer Billy G.I. Joe ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax avant ñuy dalal Bil Jaxu dañuy dem xool clip bu Billy G.I. Joe Billy cool naa ayca nañ dem xool clip bu Billy G.I. Joe le temps Bil Jaxu di ñëw ci plateau bi à tout à l'heure jërëjëf Sëriñ Tuuba sant ko rek ñu war buñ ko xumtoo nañ ko yuuxu ba daj xar ak lakk bu ñu naan wàcc tiib baa mu bar mutu woon ak moom Mbàkke balla dara duñu jar moom la ñu yàlla booleel suñuy mbir moo leen yor moo baaxoo ti ñu ñottul njariñ ak ci ñu lor war nañ ko sant bu ñu dee ay góor daañ ci ne suñu giiru dund teddu tey ñu desi bor nañu bëgg sëriñ bi Mbàkke nañ ko sopp nañu doyloo sëriñ bi nañ ko bàyyi suñu bopp nañu déglu sëriñ bi nañ ko denk suñuy nopp lu mu ñu digal lu ne ñu jëfee moo ëpp sa la fopp ju lijjante ko dox njort ba far wàcc yoon ku ñu woo ci lu dul taalibe buñ ko wutaleeg noon dañ jaayanteeg sëriñ bi murit la ñuy doon saa ci ndigal teg bépp tere roy ca ñëwoon bëgg jariñu ci Maam Bamba teg ko ci farata sunna du bëgg jariñu ci Maam Bamba teg ko ci farata sunna du bëgg jariñu ci Maam Bamba teg ko ci farata sunna du bëgg jariñu ci Maam Bamba teg ko ci farata sunna gent naa
ma mënul nettali yaa ngi ci woon nit jottali na ma sama gàttub xel sëb set la woon tukki naa fekk yeneen i xel maam Bamba doo ku ñuy toog Bamba aj kaw ca kaw féete kaw ca kaw jalax kaw ca kaw ba kaw daanuwul suñu kaw murit day jaamu yàlla sellal yéenam lool nangoo jàng rafet xam-xam di ko jëfe bëri yool jël ko mag jalam yëpp digganteeg bur bi la ci xool nami liggéey wala ñaxam ak na def ko dudul tool ci sàkk lu leew mu neew ko bëri day tooyloo li mu am sax ci liggéeyal sëriñ bi sawar ci joxe abbi rek la xam ayca mu ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal moom bu baax a baax Billy Diaye Dio waaye ñu ngi nuyu bu baax a baax waa Kaolack di ci nuyu Mama Janko ñu ngi koy nuyu doomu ndeyu Seynabou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye maa ngi nuyu sama waa koñ association bu mag boobu Agidof maa ngi ñëw léegi ci yéen Bil Jaxo ngi ni toog ma ni Bil Jaxo dafa def transhumance jugee ci rap dem ci mbalax mu ne ma non non blues laay def mu gën a compliqué ci man waaw ñu bàyyi Bil mu nuyu askan wi après ñu ñëw ci loolu salaamaaleykum gars yi fi teew salaamaaleykum Sen TV ak ndaanaan yi fi ne yëpp wa jàllay xaaw la woon nag non wa tee ok kon ma téye ko Mama Janko yaa mën siis di kenn du yow ayca voilà ayca Bil bon Bil Jaxu histoire musicale am dafa doy waar c'est-à-dire fi ma jaar ci musique dafa bari xam lan mooy musique ba pare mu am ñu ma tàggat ay grand yi ma tàggat nag dañ doon def blues et puis bi ma leen approché gën leen approché ni mu sa voix ça rime avec blues comme yow de art storytelling ngay def façon rap bi ngay def moom mooy l'art de raconter des histoires positives est-ce que doo xaw di ci boole blues bi nii parce que blues bi dafa xaw a taxaw te musique la boo xam ne mooy ndayi musique yi boo ko defee je pense que di nga ci am dara bon bi ma ko essayé à bas âge laa ko doon essayé parce que Pape Niang fu mu doon joué dama daan dem yaa ngi dégg vieux Mac Faye fu mu doon joué dama daan ñëw. di jeexul lan mooy blues du musique bu kii boobu. non blues comme. li slow la li slow la. non yooyu slow la dafa am blues am rock and roll am xeetu musique boobu. mais bi dafa bari. foo nekkoon yow fan nga nekk balaa ngi ñëw ci blues bi. maa ngi woon ci sama ruq di job. waaw fii en même temps di bouger tuuti bu ma bouger tuuti des fois maa ngi fii des fois maa ngi génn. mais yow Bil askan wi ni ñu la bëggee woon. nga indil ñu way boo xam ni xaw ma sax naka la way bi tuddati bi njëkk bi mooy. aduna ka mën a jooy. le mir waaw ndeysaan. lu wéy la. miraas bi aduna ka mën a jooy luy wéy la. dama toog ba digg joom. aduna ka mën a jooy lu way la aduna ka mën a jooy luy way la dama toog ba diggi joo tëdd nelaw jeex xel mi dem te laaxira demoo woo nga jógee fa dem ci ñuy seet ñi tani jaa ngi nii du yaa ko laaj tani jaa ngi nii du yaa ko laaj waaw xanaa da nga bëgg a toog doon kaasi gi xanaa da nga bëgg a yéeg ci doon kaasi gi tani jaa ngi nii du yaa ko laaj tani jaa ngi nii du yaa ko laaj xanaa da nga bëgg a toog ci doon kaasi gi xanaa da nga bëgg a yéeg ci doon yaa ngi am xaalis saraxeel pis bu bees wala tàndarma daa jot daamar moo xam kër gi ñu étage wala bagage suñu teg ci palaas gudd fan liggéey bu toj tani jàngi nii du yaa ko laaj tani jàngi nii du yaa ko laaj xanaa da nga bëgg a toog ci doon kaasi gi xanaa da nga bëgg a yéeg ci doon kaasi gi waaw ay ci doon kaasi gi rek lay reefee toog ci doon kaasi gi rek laa bëgg mais Bil Jaxu nga indil ñu yi ñu bëgg ko mu neexoon ci ñun trop nga jékki-jékki rek bàyyi ñu ak wéetaay bàyyi ñu ak lépp ba pare balaa ñuy avancer dañuy ñëwaat ci miraas yu am sens wax ci ay wax yu sensible yoo xam ne da doon laal yaram waaw boo gisee loolu mooy xam nga nit ki say fans bu ñuy màgg da ngay màgg ànd ak ñoom xam nga nit ki mënoo def ay man léegi sama public permettre leen ñu ñëw concert di tëb di ñàkk wala affaire yu demee noonu man sama public léegi ils ont grandi li ñu bëgg moom mooy ñëw toog seetaan ma jël table dîner seetaan ma jouer leen en live parce que man depuis 10 ans maa ngi jouer en live un peu partout au Sénégal am na ñu ko xam am na ñu ko xamul mais ñi ko xam ñi ko découvrir yëpp fu Bil Jaxu wootee dañuy ñëw parce que dañ fay fekk loo xam ne lu extraordinaire la. waaw mais Bil tamit isa fekkee da nga ko defee noonu jël sa public yóbbaale lekk après ñi desaat noonu ñoom doon isa dinañ ci sentir ci seen bopp. waaw man damay coacher man coach la
artiste la ok boo xoolee loolu man am na rappeurs yu bëri au Sénégal dañuy ñëw di ma jege mooy ñi rëyul dañuy ñëw di ma jege ma leen di bindal c'est-à-dire di leen jox ay textes yoo xam ne textes yu toog la pour le grand public parce que man de art storytelling laay def l'art de raconter des histoires positives bokkuma ak style rap boo xam ne Roughneck la G-Funk Lost Start Grigri rap Ego Trip yooyu du ma ko def du sam daan naa ko def mooy bi ma gënee nekk booy di jouer di def yaramu neen di tëb di mbëkk poto yi mais léegi le public sama public man permettre tout léegi am nga expérience yaa ngi jël voilà am naa expérience ba pare professionnalisme bi voilà professionnalisme parce que boo xamagul man dañ daan teg biit rek ma rap ci ndekete li may rap yëpp tout est faux mais léegi loolu gars yi duñ ma ko pardonner quoi léegi musique bu baax nga may tegal ma doog ci mën a rap wala ma doog ci mën a kii parce que bruit bi nga indiwaat ñu neex na ko il faut nga indiwaat ci miiras bu baat ya nga fa doon wax dëj amatul Sénégal soppi nit ku def ko xawaare ak baal da ngay ñàkk nit toog tiit sa xel war a dellu ci yàlla toog jàkkaarloo ñi lay jaale ñuy jëw dagg sant gaare waale mburi seeni kol ay maire yu xeesal ba forox tool foo tool di leen seen ñoom ak seeni takkaay noonu lañ koy jàppee su ma bëggoon cakaay ay ca leen ñu ñaanal néew bi nga dégg ñu naan yàlla na ko yàlla xare àjjana boobu ñaan àgg na Sénégal dëj amatu fi yeelu maam yeelu mbaam sa yeelu maam buñ la ko joxul néew bi kenn du ko suul ndax dëj bi da lay xañ ay nettetoo ko suul junni yi di dàqe ñuy gën di tàgge jaxal koñ bi nit ñi fu ne di ñëw di jaxal ku ci nekk sa poos fees balaa ñetti fan di jeex nga xotti ay yére yu bees dajale say gan yu sakkan ay magum jëmm koo ci gis mu ñàbb cigarette wala gën na soo leen xefee ñu joggi jongoma joggi lépp di jolli njaboot ji nit si naqar ku nekk dina wane na nga mel di jënd ay gandim xar bu dee góor moo dee ñu woote dajaloo maa koy doon kan moo ko ciy doon boo teñ ñu noy makaro di la utal mbaraan di sëgg ci nopp bi mel ni ku koy sànni ñaan xam di dal dencal sa xaalis jënd la ay xeesal nga fa pot di ko ci pàccal ak añi Vénus 3 fleurs ak top tim gel fàtte ne dëkkëram di dee nekkat beneen gelooy ku dikk naan na sigin ndigaale billaay Dakar réewum Bakar ku fi dee balaa ñu laa suul sa kër di saxaar di ko may bépp mi def bu ñu tax seen yaakaar lekk seen alalu baay ak képp kuy sëy amoo fa doom ñu naan la doo fa doon ak képp ku sa alalu baay sëy ca loxoy bu aduna ka mën a jooy lu wéy la aduna ka mën a jooy lu wéy la dama toog ba diggi jër tëdd nelaw jee xel mi dem ca laaxira demoo woo tey rek moo wóor pour nafsin saay xatil mooti nañu waajal suñu bopp fii avant ñuy dem bi loolu leer na ay ci biir fan la projet yi toll bon projet yi teg nañ story blues ñu ngi ciy liggéey depuis presque plus de 4 ans ñu ngi ciy liggéey muy benn bande d'amis boo xam ni c'est des professionnels en musique ay clavistes ay guitaristes ak ay choristes gars yu baax projet bi nag sama benn xarit bu tudd Alex moo ko indi ne ma dama bëggoon ñu former benn groupe mais en blues ci lañ ko former nag di ci liggéey depuis boobu ba léegi di jouer un peu partout ñu ngi Saly tey ñu ngi Casamance suba ñu ngi Caajaay ginnaaw suba ñu ngi beneen réew beneen région biir Dakar nag on joue constamment ici xam nga tous les week-ends dañuy jouer en live personnalité gars yi intellectuels yëpp dañuy ñëw seetaan si parce que ñoom li leen intéressé mooy baati kaddu yi ak wolofal bu toog bi maanaam mbind mu am taar bi ak xeetu musique bi ñuy def léegi moo leen intéressé ba nga xam ni fu ma woote macha allah ñëpp ay ñëw te bu ñu ñëwee dañ ciy gis seen bopp voilà nga ne ku saf xorom ku neex nit ñi nit ñi bëgg la di waaw xam nag Médina mënoo fi jógee jaar bopp dem Parcelles Assainies te safoo xorom
te mënoo neex loolu moom saa loolu je pense que voilà pertement la parce que moom ay texam da daan yeete ku ci nekk boo ko dégloo da nga ci daan yëg sa bopp man bii daf maa neexoon moo tax bi ñu koy door tey ma ni tekk di ko déglu waaw léegi nag texte yi gën na xóot gën na toog gën na nekk parce que léegi macha allah yàlla dimbali na ma am naa tuuti expérience maa ngi gën a liggéey. ayca ñu dem ci événement bi nañ dem ci anniversaire. waaw événement bi nag mooy anniversaire bi le 1er octobre. fële centre BCEAO aéré BCEAO. à côté la Payette la tudd. damay woo artistes yëpp di woo. woo ñëpp gars yi ñëw dîner. sur invitation la. entrée bi sur invitation bi 5000 lañ ko def. l'entrée c'est à 5000 francs mais dama bëgg gars yi ñëw découvrir li Bill Diakhou di def ak le story blues. parce que blues tamit dañ ko war a xam ñun blues war nañu xam. waaw xam nga ñu bëri dañu xaw a am complexe musical. c'est-à-dire bu yëngatuwul noonu rek dañuy naan musique bi kii mais boo ñëwee ci biir blues bi da nga fay gis culture Sénégal maanaam blues bi day dem ba kii transposition am mbalax da ci am des fois mu nekk jazz des fois ñu jouer reggae xam nga yamul story blues yamul ci blues kese lay def. maanaam xeetu musique yëpp la dajale ëmb di ko def boo xoolee sama album yi la tracé waat en blues en même temps yeneen ak ay son yu bees yoo xam ne maa ngi ko créé gars yi jàpp ci ñuy liggéey constamment. ayca Mbaye ayca kon le premier ne ko ñëpp waaj le 1er octobre. incha allah foofu lay am ci centre bi nga xam ne mooy centre aéré bi ci BCEAO bi nga ni fan. la Payette. waaw nit ñëpp ñëw entrée bi 5000 la sur invitation ngeen consommé ñëw xool beneen musique boo xam ni moo am fii ci biir réew mi Bill commencé ko fi def mu neex lool Mbaye nga indiscipliné trop parce que li ñuy wax yëpp yaa ngi guitare def lu neex. parce que Bill Diakhou moom dina ma woyal ñi nga xam ni amuñu yam parce que yow Mbaye boo waree réew xam nga. boo warul réew non dégg ma déglu rek xam nga léegi mën ngaa tàggu ñi nga xam ne ñoo nga bëgg a tàggu ñu tàggu bàyyi Bill woyal ma la way boo xam ne yow laa koy may parce que yow amoo yam. mais woy bi nag keneen laa koy. non man naa ko may kii. bàyyi ma guitare la ko rek bu ko woowee waaw léegi man kii Fall Maman Mbodj laay souhaité joyeux anniversaire. ñun tamit ñu koy souhaité bu baax a baax ñu ko koy souhaité ñun ñëpp di nuyu ñëpp ñu nuyu àdduna maa ngi nuyu ñëpp sama yaay Khady si la parcelle. aji sant nañ wax bu baax a baax waaye sama waa koñ waa Ajudof ñoom tamit dañuy waaj benn le premier dinañ ci wax ba le premier jot waaj leen seen bopp bu baax a baax waa Ajudof maa ngi seen kaw ay ca grand maa demoon Ndakaaru bàyyi sama tool ndekete yow Ndakaaru njaay du tool dëgg la bés bu ne maa ngi ñafe ngir bañ di góor su ma yëgoon bàyyi sama tool yii xam nga yii ñun dañ ko gëj a dégg wallaahi fajar la ñuy yeewu gàddu seen i kopp jëm tool naaj bi naan dàng seen bopp ñu saxoo jëkkandal mbool ba takkusaan ma si utu maraax ay waa ñi ñooy góor di ñaan yàlla mbay mi sotti bañ cee fay bor yi yor ci kër gi fas yéene nooraan ni xëntee wuti nu mën a am dem jaay ca luuma ya maa yaakaar maay góor man béykat man maay jàmbaar maa reggal mbër ya maa kër a njum maay kaadar ku mu doon ak koo doon ci kaw suuf xam nga ki ma doon maa yendu naaj bés ak a góob di xat ak a bay suba ngoon Établissement Al Rehab Sénégal Bara Mousso ak Kalinex ñoo leen doon may seen émission yendu leen. maa ngi leen di siyaar bu wér a wér ni gis maa ngi lay siyaar choqué. dama am tuuti bulle. ak cu bay sekk dimbali ko ci bulle kon. Anta ba tey maa ngi bulle mi ngi bulle wala. ok salaamaaleykum fii ci loo ne. waaw maa ngi kuul gars yi maa ngi sant bu baax maa ngi bàyyi. alhamdulilah kon mu ngi koy yëg ci kaw. yaa ngi koy yëg ca kaw. ma ngay bàyyi. ak Anta yëpp ñu ngi koy yëg. ca kaw Baye Laat Sarr mi ngi koy yëg ca kaw. Ablaye Anamu Ablaye ak Jo.
ñoom ñëpp ñu ngi koy bàyyi. ani ndaam ndaam a ngi koy bàyyi bu baax a baax. ma ngay kawe. ay ci salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum àdduna. seen émission ba ngeen di rêvé émission ba ngeen di xaar moom ngeen di taaxirlu bu ngeen nelawee moom ngeen di gént. waaye fu ngeen toog moom ngeen di waxtaane mooy émission yeru leen. émission ba lëmbe réew mi. lëmbe jamono ji annonceur yëpp bëgg cee jaar. sponsor yëpp bëgg cee ñëw. waaye ma nga noonu booy jaay bëgg mu jar. da nga koy wane fi muy jaree. waaw fii ci biir ku daagu ku lamb yaa daagu fañ nga nobeewul. waaw looy wane bëgg mu feeñ da nga koy wane fi am visibilité. ngi nii fii la mooy kër gii la kër wallaay sama rakk ji wallaay koy wane bëgg mu feeñ rek ñëw leen. yaa ngi am jàmm maa ngi koy yegg mu ngi mel ni kuy gis te ak mi yëpp mooy looy wane bëgg mu feeñee. ak ma ko mën a dindi. wallaay wallaay nii laay gën a gisee sax. mais te ancien boxeur. ah bon da nga neewi la nii. daa mel daa ñëw. ana kii balade ay na balade allez balade allez balade balade aux Champs-Élysées balade allez balade Mbaye Seck balade ay ca bay men som yëf yi waaw ay ca bismillah nañ commencé ci Baara Moussa ndiga Baara Moussa comme ni ko gars yëpp di waxee kanja baa ngi nii gars yi def nañ ko en poudre léegi mu ngi nii sunguf kanja baa ngi nii am na yeneen ak yeneen parce que bii nii boo ko gisee moom mooy kaani bi kaani Baara Moussa mu ngi nii dina saf saf mu ngi nii kaani Baara Moussa bu jógee ci kaani gi ni ga dañuy dem ba ci poudre d'oignon bi mu ngi nii Baara Moussa ba tey waaw mi ngi nii soble bu ñu def en poudre mi ngi nii man nag benn bii laa ci gën a bëgg boo gisee moo tax chaque jour moom laay gàdd dama koy gànnaayoo su may dem moom laay yore et tout sumbala bi waaw nette sumbala baa ngi nii Baara Moussa maa ngi nii képp koo xam ne ak yeneen ak yeneen ak yeneen des na ay moutarde yeeg vinaigre yeeg ñoom seen ak yëpp lépp loo bëgg ci biir waañ rek boo demee Baara Moussa di nga ko fa fekk ma ngi ca biir waañ ba tegee yooyu ñi lim yëpp ma ngi ca biir waañ tegee comme yaa ma nekk fi tey mama nekk fi dañoo jël seen yëf bëgg leen ko wan ndax Baara Moussa askan wi dañoo toog di ko xaar Baara Moussa réew mi yëpp dañuy toog di xaar parce que moom la ñuy toggee lu ñu togg moom lañ ciy def ndax Baara Moussa am cof ko Baara Moussa neex ci cin Baara Moussa wéttali jeeg ci biir waañam kenn du Baara Moussa ita koye maanaam yow mi nga xam ne yaay keneen ku dul Baara Moussa bu sonn bul tay man Baara Moussa maa la mën fopp ita koye ci sama làkk la ca bambara la man métis boobu maa ko wax man papa sara xule yaay pël ma dugg doon géwal kon xanaa maay métis ayca nan dem ayca ñu ne suñu kër day def lu ñu neex ñu ne suñu kër di wax lu ñu neex waaye ñu ne suñu kër tamit lu métti di ñu fi dal ana son ba wàññeeku na ok loolu ba tey baax na léegi nag yéen ñi nga xam ne ay annonceur ngeen moo xam yaa am gaz moo xam da nga am ceeb moo xam da nga ne ci warga moo xam da nga ne ci meew mbaa Nescafé mbaa café mbaa loolu mën nga maa may clip yeah man come on y'all rock it on yes I gars yi kaay leen ñun ñu dëkk Ouest Foire Nord Foire mbaa Yoff dañuy yéeg nag pont bi daal di wàcc yow mi nga xam ni feneen foo mënti dëkk Foire c'est accessible ñëpp xam nañ Foire Lat Joor a ngi nii toog Malaw a ngi nii Lat Joor moo ne woon Malaw du gis raay bi te boobu ba tey Malaw gisul raay bi waaye maa leen waxoon ni le 15 octobre seen premier anniversaire u seen comedy show fii lay xewee ci CICES salle bii mooy salle ba nga xam ne moo war a accueillir premier anniversaire u seen comedy show ni ñu feebar fii lañu war a ñëw ñu faj leen ñi bëgg reetaan fii lañu war a ñëw reetaan ba daanu ñi am leen naqari ak loo xam ne neexu leen seen biir xol fii lañu war a ñëw ñu defal leen bànneex le 15 octobre premier anniversaire u seen comedy show ci ngeen di déggaatee Malaw mu ngexal waa Malaw kañ ngay ngexalaat waa bala 15 ngeen ni lan bande annonce bi niñ ko defaree moo baaxul ngeen ay ngi noonu gis nga waxkat dina wax ba lambu noppam ne lii sama oreille la du samay nopp waaye nag ngeen jéggal ma rek xam ni nitee juum maa juum noonu woo leen bëgg naa ñu ñëw nag bu ñu mënee ñëw nañu ñëw woo naa ñëpp nag ku lim juum kuy annonceur mbaa ngay sponsor mën ngaa ñëw ci yenn leen bi xam ni visibilité fii la wàññeekoo événement mbaa ngay association mbaa ngay mouvement moo xam na ngay réagir wala ngay agir mbaa loo ci mënti def rek bëgg ngaa jaar yenn leen ndax kër gii mooy kër gu waxtaanukaay gi fii mooy kër yaama fii la ñu màccante ay di tax ay neew ay madd ay lu ne ba ci mouvement boobu nga xam ne ñooy mouvement réaction mais ñoom est-ce que ñoom du ñu yéex ndax bu ñu agiré nga xaar ba kii soog a réagir est-ce que du yéex waa mouvement réaction tey ñoom lañu dalal fii gone ak banlieue yi gone yi nga xam ne ñoo ne ca parcelle di fa def liggéey bu am solo waaye tey ñu leeral ñu mouvement bi kañ la judd ni mu juddoo ak li waral mouvement bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam.
yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant bu baax. ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi dellu ziar di leen jaajëfal ci invitation bi. di leen ñaanal jàmm. demal Ar-Rahab seeti Fallou Fall sama waa ji kenn du moom moo mën ñëpp ba tey numéro dinaa leen ko jox léegi ci kanam xanaa ñu xuus rek daal di romb yii ñoo lim yëpp nag day jaay boo ko bëggee jënd faaw nga am loo yor. dañuy dem rek ci The King le roi de sa génération. la roi wala application bi fee bi kalpele indi waaw ayca léegi mi ngi noonu joni joni kenn du moom mook application vite fait rakam ja def ci réew mi xeetu teranga gu ne aji màkka ñoo ci mën màggal Tuuba kenn du ñoom gàmmu Tiwaawan aji boo daayira laay yaa maalikal si wal jinni inni rasulullahi aleykum ba ci Popenguine moo wéroo moo yow yeggalil la kooku mooy application vite fait ak joni joni ànd ak rakam ja application vite fait ni nga koy installé yomb na da ngay dem Play Store nga def vite fait nga téléchargé ko sa téléphone nga dem si joni joni bi la gën a jege boo demee ñu installé la ko carte joni joni bi tamit mën ngeen di ko recharger à chaque instant joni joni day xëy woo la fajar teel boo fekkee da ngaa tëdd amoo dépense mën na laa yee 6 heures du matin nga wuy mu jox la 100 ba 200 jàpp 300 400 dem ak yow ba 500 ñu deeta waaye mu jël sa carte joni rechargé la ci ay 250 dem ak yow ba 500 bàyyi la ko ñu ni déeta waaye nga toog mën nañ laa woo saa su ne ni la kaay jël 4x4 Fiat bi nga ñëw toog ci kaw tiim say noonu ni gis wallaay kenn du 4x4 joni joni dafa delloo la woon fa woon carte de pizza yi ñu doon xaar de yegg si na toogal sa kër nga yónnee léegi keneen toogaat këram kon li mu jot faj soxla léegi application vite fait bi dama neex ci sa téléphone waaw kay joni joni ngi noonu ni nga waxal ko bu baax ante mu ngi noonu yow mi nga xam ne yaa nekk Europe tudd na fi baa nga sant Diallo nee nga boo doon jaay fii nga bëgg ñu teg la fii yenu leen jaay la ndax fii luñ fi jaay mu jar ay ci bu la neexee mën ngaa ñëw waaye ba foofu nga nekk tamit mën nga am sa carte visa ba nga xam ni mooy sa carte joni joni foofu nga nekk ci biir Paris carte visa bi bu amee ku la nekkal fii ci point joni joni bi bu fa dugalee xaalis mën nga koo jot ci ay euro di ci faj say soxla ak di ci def say achat kenn Angleterre Amérique Espagne Italie foo mën a nekk maa ngi lay nuyu waaye maa ngi lay conseillé nga dem wuti carte boobu nga xam ni mooy sa carte visa joni joni moom mi nga xam ne mooy tàq rek ay coono waaye mbay application vite fait bi mooy li ma la ci wax day dàq sip dàq na excuse dàq na ay lay ay maa ngi stade mënu ma laa envoyé ay sama moto dafa paan mënu ma laa envoyé ay aw ma passe taxi mënu ma laa envoyé aw ma ku ma yónni mënu ma laa envoyé application vite fait bi tàqal na ko ak ñun foo ne ci àdduna jël sa téléphone composé ka ngay composé def turam def santam def numéro def somme ba nga koy envoyé jox ko vite fait mu jot ko te li ngay wax ne amul excuse noonu dama koy firndeel parce que bu fekkee da ngaa jël liyee leen ñoom ñaar bu nekkee sa kaw lal nga nekk mën nga koo récupérer dugg ci joni joni bi jël bu la fekkee nga génn nga yóbbu ko ci carte bi dugg ak moom ci carte ga bi tàpp bi da nga koy branché da nga naan ko ci coppet ni ko ci pëy mu saxaar xeeñ lu neex kër gay ubbale fu nekk di xeeñ neex ay tey ngay wut excuse damaa amee sinusite sama bakken bi li génn ci xet gii saxaar soosu mënu laa déranger waaye ba tey booy wut excuse ma mën la koo jox pompe ba laa lay pass defal ci sa néeg ñoo bokk xet defal ci sa oto defal ci sa biir kër xet gi am fii moo am fii ud la mooy ubbi wërsëg ud la mooy yokku wér ud la mooy guddal fan ud la mooy def sa poos xaalis ud la may moo lay tax a xeeñ lu neex la ngay jox sa gel bi di ko fay mbaa nga ko koy neexale mbaa di ko jox bu bëgg la boo ko demee Al-Rahab jënd ko ay parfum yu neex xeeñ neex la nga koy jox bu bëgg la dootoo ci def benn fere jël beneen exemple Ar-Rahab ñu wax loolu yëpp Ar-Rahab ko mën waaye ma jug ne tenkam daal leen woon li nga xam ni moo baax ci kër léegi moo baax ci kër waaye bëgg sa bopp ci jaamu yàlla la bopp bëgg sa bopp ci yëg sa bopp la waaye ci fonk nit ñi la bopp mu ngi nii Ar-Rahab gii ma leen wan mooy ban mooy li nga xam ne mooy parfum yi jëm ci yaram lii ana yaay yi yéen a ko moom ani soxna yi yéen a ko moom ana ña aji woon Màkka yéen a ko moom ana jeeg jongo ma ji waay ñoo ko moom mu ngi nii ut baa ngi noonu famille ko moom jël leen ko boo ko laalee mbay laal nga cuuraay boo ko laalee yaa ngi ci gowe boo ko laalee mel nga ni kuñ doon nemmali ut baa ngi noonu mooy utu famille bu ma fa jógee damay jëm ci parfum yi nga xam ni mooy pour góor ñi nag parfum bii góor ñee ko moom 919 bi mooy bi gën a neex waaw wallahi nombre ba laa la jox rek li ko manqué li nga tax mu manqué 1000 ndax daa bari kon kenn du moom mandat mooy parfum bi gën a neex boo ko laalee boo génne ci bedd mi koo romb dalay may gestu waaw sama kanam gi kenn du ko jël am na solo boo laalee mandat gi boo doxee koo romb dalay may gestu xet ga nga koy bàyyil la waaye boo laalee Taj moo leen mën du seen morom Taj gii day mel ni
jamono ja nga xam ni moom la saasumaan jamono ja may saasu waaw la xam nga saasumaan xam naa saasumaan mooy lan mooy yaa ma gën a xam saasumaan ay lan baal bu sedd ah saasumaan boo tollee sa digg doole waaw kay mën ko waaw yor ko waaw te koy def ñëpp daw di la wut si ngay faj ay soxla boo xeeñul tage munoo loolu ay ci ma yeggali mbay ñu dem tremblé ngi nii mooy ban boo ko laalee ko romb mu tremblé déedéet kay tremblé lox may wax ak yow de am na solo sparking mooy ban gareel sa parking ba xam beneen oto dina dem sa wet déedéet kay yaaree ñëpp sparking dégg ko parking sparking ngi noonu toog waaye Pacha kenn du moom fa laay daanelee Pacha ngi nii xeetu parfum yu neex yaa ngi nii ay parfum haut de gamme la ay parfum de classe la ki nga xam ne mooy El Rahab di Fallou Fall te marché ci leen moo ñu ko indil yow mi nga xam ne da ngaa bëgg lu baax bëgg lu neex bëgg foo romb ñu naw la foo toog ñu lay waxtaanee toog suñu kuus boobu nga xam ni kuusi réew mi la Kalinex Kalinex a ngi noonu waa doomi réew mee ko moom kuus bi tax na sama xarit yëpp bëgg nañoo am doom maa la ko li ñu wax ci kuus bi confort gi ne ci kuus bi qualité gi ne ci kuus bi ak nooy gi ne ci kuus bi xale lu mu jooy lu xale naqari deret boo jëlee Kalinex daal ko koy tàppal defal ko kuusal ko ak nam ko war a couché ak nam yombee couché Kalinex lépp dañ ko pare teppi la taf xale bi du booy du hérité du def dara et puis confort gi ne ci biir couche bi xale bi day joxe ay soxlaam day nay day nekk à l'aise di kaf di ree mën na yendoo ak couche bi vraiment Kalinex moo baax ci réew mi Kalinex a gën ci xale yi xam nga poowu xale mbay dafa sensible poowu xale li ko yàq dafa yomb mais Kalinex dañ koo saytuwaat ko ba mu baax ci xale yi saytu ko xam nga poowu tubaab ba gën a sensible alors que fa lañ ko essayé waat ko fa doog ko indi ci poowu nit ñi pour xale yi gën ci mën a sentir seen bopp man nag damay wax en connaissance de cause sama doom lu mu jooy lu mu yuuxu boo teppee beneen couche ba mu kuusoo sànni ko jël couche Kalinex bi tegal ko mu tàmbalee ree naan ma papa ma ne ko mu ne ma no stress wallaay sama doom wax lii xam naa mënu leen koo gëm ndax yéen du seen doom sama doom la waaw ba mu xamante wax lii danaa papa ma ne ko lan la mu naa ma no stress wallaay ma ne ko ak Kalinex xale yëpp teel a wax te dañ ci yëg seen bopp bu baax a baax waaye nag loolu Kalinex ko def keneen ki nga xam ne ci lañ jëm nag moom ba tey suñuy partenaire lañ mooy Al Rahab mii wax naa leen Al Rahab mii dafa bëgg lëmbi réew mi te réew mi dafa am lu ñuy xaar ci Al Rahab nee nañ Aba bu mbay jaayee cuuraay mbaa mu jaay pompe chambre bi ba nga jug ba jaagari ba war ñu parfum yi étape par étape réew mi dañoo bëgg suñuy yëf réew mi bëgg yëf yi yendu leen réew mi bëgg li nga xam ne mooy kër yaama gi liñ fiy nekk yëpp réew mi bëgg di ko xaar waaye maa ngi noonu toog cuuraay yooyu mooy uddi xam nga ni uddi def ci kër nu mu koy waaw xam naa ni mu def ci kër day dundal kër kii bàyyi xet bu neex da ngay toll ci biti mu lay daal tey may dugg ci appartement bi ci tali bi laa pour man ci corniche bi lañ taal dina la gaañ di ma rey nga gaañ xam nga mbay lan moo tax xam nga mbay lan moo tax ñu ne xet gu neex day yokk fan boo nee nit ut bi day guddal sa fan parfum yi nga xam ne moo am Al Rahab parfum yi nga xam ni moo am El Rahab parfum yooyu yi am El Rahab gars yi dañ naan leen yi nga xam ne moo am El Rahab day yokk fan ñu naan ay Aba moo bëgg jaay de te mën a jaay day xale mu naan parfum rek xet gu neex mooy yokk ay fan te parfum yi dafa neex cuuraay la boo xam ni da nga koy def sa ànd baa ngi noonu maa ngi la koy